maire aussi topp ci tànkam yéen aussi ngeen am ak dégg xam ne loolu suñu njariñ la parce que suñu doom yi ñooy génn di fo di jël ay microbe di indi ci biir kër gi kon bu fekkee ne mbedd mi nga xam ne fi la microbe yi nekk yéen koñ bi yéen ñëpp takkoo ngeen jóg ngir benn salte dootu nekk ci mbedd yi loolu wax dëgg yàlla dañ leen di remercier di leen sant te xam ne mbir mi lépp lu ci waay def rek sa bopp nga ko defal xëy na di ci indiwaat tuuti rek ci li nga xamante ne nii mooy wàllu set ndaxte bu fekkee ni itam dañoo bale ba mu set tey ma jógaat ñëw jël ndox tuur ci buntu ci mbedd mi ñu wax ma leen mbedd mi mbedd buur la wala ma bale sama kër ñëw tuuraat ci mbedd wala kii bale kii balewut daanaka amul njariñ kon li am solo mooy kenn ku ci nekk fi mu ne nii war ngay xëy saa yoo xëyee sa buntu kër nga bale ko kii bale buntu këram kii bale buntu këram su ko defee koñ bi day xel di set waaye su fekkee ñett ngi bale juróom balewuñu daanaka amul njariñ li ma ci yokk aussi gis nañ ne kër yi ñu ci bari léegi benn raxasu voilà donc mbuus yi bale gis nga dañ naan ba pare sànni donc très bien donc li am solo li ma ci yokk rek mooy dañu gis ne kër yu ci bari benn raxasu la ñuy tàng man damay ñëw Ibrahima day jóge fee ca mbedd ma ñëw nga woo ko kaay añ mu raxasu rek ba Modou ñëw Paate ñëw Samba ñëw léegi Moussa Ndiaye mi mujjee ñëw moo yenn microbe bi yëpp ñëw lekk ko kon dama leen di loolu itam dañ war a bàyyi xel ci loolu benn raxasu bi ngir yàlla ak yontu bi jigéen ñi bàyyi leen tàng benn raxasu bàyyi leen ko dee leen tàng ñaari raxasu bu xale bi raxasoo ba pare nga ne ko dugalaatal sa loxo fii mu raxasu bu ko defee loolu dinañu dimbale même sax ku am bidon 20 litres yi bënn ko takk ko ci sa benn garab wut benn pont bu déj bënn ko léegi soo ñëwatee teg benn récipient ci suuf benn bool soo yegsetee xëcc kii bi raxasu bu ko defee tuuti lay ñëw loo raxasu mu set bu ko defee dina permettre xale yi wax dëgg yàlla dina yokk wërgu yaramu xale yi kon jigéen ñi loolu moom yéen laa koy soññ di sant ñëpp di gërëm dañ lay ñaanal ñu dem ba lii nekk télé ndax lu mën a nekk la waaw kon ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax yàlla yokk saw fan wëral cër yi yow yaa ko xam yal na la ko yàlla defal bu gënee ci yow bu gën ci yow itam yal na la ko yàlla gënal sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp lu ci dëng nag ci ñun ñii la jàngeen ak ci kenn ku ci nekk ñu ngi lay sant di la gërëm ku lim juum nag bàyyiwuma kenn ñoo ngi sant bu baax a baax ñu ngi sant yàlla ak yonent bi ak maam Borom Touba Gana nag moom ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax ci lii mu def fii tey ndax dëkk moom ku koy setal ku ne ñun la ko defalu ko boppam waaw ndax tey bu yemoon këram bale ko rek kon moom këram mooy set moom kese te mën na ko waaye nag dafa ñëw setaale ñun ñëpp ñu ngi koy sant bu baax a baax doon nit koo xam ne nag amut xàjj amut seen ñëpp la jël boole ko ci seen bopp am yar am teggin moom la ñu xam ci moom ndax bu ko neexoon ne man maa ngi mairie man kese waa jël samay ñooñ dugal leen mairie moom te defu ko waa dafa jël ñëpp boole leen ñu doon benn waaw bokk ndey bokk baay ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal yàlla li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal waaw ak mbooleem koy ànd ak moom ñu ngi koy sant bu baax a baax di leen sant yéen it Babacar ak ñoom Thier ñëpp ak oustaz Diouf Moussa Iddandooy ñu ngi leen di sant bu baax solo ndax dafa jël oto dugal ko ci biir dëkk bi muy jël mbalit mi kon kenn ku ci nekk boo defee ci sa paan wala ci sa siwo bu ñëwee boo ko ci sottee mbalit du am looloo tax ma wax ko waaw looloo tax ma tudd ko waaw kon nag kenn ku ci nekk dañu lay ñaax pour nga jël sa siwo teg ak sa paan mbalit bu ñëw nga yëkkati ko sotti ko ci bu oto bi ñëwee jar na sax nga fekk ko ba ca koñ bële nga sotti ko ci lépp ci set la ak dimbali sa bopp ndax kat ku xeex set di nga xeex feebar ci sa bopp waaw ku xeex set rek di nga xeex feebar waaw ñoo ngi sant di gërëm bu baax a baax. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di tàmbalee sant bi nag ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkal muy waa Fakk Dëkk parce que degré de compréhension bi ñu am ànd ak ñun ci idée bii c'est parce que dañoo xam ne ay citoyens leen comme ñun ak ñoom ñoo yem ci réew mi ñun ak ñoom ñoo yem ci dëkk bi kon liggéey bi ñun ak ñoom ñoo ko àndoon doon ko def tey kon ñu leen di sant di leen gërëm di leen sant yéen ñii nga xam ne yéen a ñëw événement bu ñëw bu am bu ne ngeen ñëw couvrir ko tasaare ko pour doomu askan wépp jot ci. boo gisee tey bés bii ñu def ko bés la bu nga xam ne bésu tontu la parce que bu ñu gisee
boo seetloo jamono yi ñu weesu le président Macky Sall muy wane na ne moom mooy premier sénégalais ndax moo njëkk a lancé programme bi nga xam ne mu ñu tuddee ko set ci gox-goxaat yi ci la ko tàmbalee ca fiefam suñu maire dëkk bi nga xam ne moo institution bi mooy c'est le maire de tous les Bambayois moom it mu tontu Macky Sall won ko ne yow yaay premier sénégalais mais man maay premier Bambayois mu tontu ko commencé moom programme mu set setal bii aussi ci gox-goxaat yi ñun ñi nekk ci koñ bii ñuy wax tuddee Daaru Salaam muy fàkk dëkk ñun ñu nekk ay acteurs aussi nekk fii tontu leen ñu nit wan leen ne ñu nit ay citoyen lan ci réew mi ci dëkk bi mais rawatina ci gox bii ñu dëkk. moo tax tey ñu da jàpp journée bi def ko muy journée set setal pour que ñu accentuer programme mu président Macky Sall ak surtout le maire de la commune de Bambey. lii moo waraloon tey bés bi ñu génn ñi ñëpp ñu dugg ci ruq yi génn salte bi def li ñu war a def lépp amaa nag la ca des c'est un travail de sensibilisation bu nga xamante ne mbir mi du yem fii dinañ continuer ñun acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaat yi di sensibiliser population yi nekkal ci salte li muy def ci sachet plastique li muy def ci suuf ñaata at lay mën a def ci suuf ca du yàqu ak handicap yi mën a indil suuf si yëpp ak handicap yi mën a indil jur gi yëpp yooyu yëpp c'est un travail de sensibilisation bu nga xam ne à notre niveau bu soobee yàlla dinañ ko continuer di dugg kër par kër di ñaan nag bépp autorité bu fu nekk ci dëkk bi nga jàpp leen ci programme boobu. est-ce que jotul aussi tamit dans les quartiers ngeen di defar ay genre bac à eau pure yoo xamante ni comme par exemple ñii di naan ndox. suñu rombee ci benn poto lampe rek. ñu gis ko loo xamante ni dañ ko fa mën a teg parce que loolu aussi problème la des fois di nga naan. mais doo xam noo koy def. est-ce que tamit jotul peut-être ñuy def ay genre dépotoir yoo xamante ni yow soo naanee ba pare soo rombee am ko fa foo ko moom mën a teg ay kii yu ndaw ay daggiti bërigo wala ay daggiti kii. non ça ci koñu koñ. ça c'est vrai parce que yooyu des fois ay programme mu état la daan doon wala mu nekk ay ONG wala ay association yu ñëw en appui ci population bi mais à notre niveau ñun mën nañu jéem aussi organiser wu population bi organiser wu jéem a parce que boo foo dem am na ay mbootaayu jigéen yooyu mun nañ créer ay groupe yu nga xam ne mbootaayu set setal lay doon chaque dimanche parce que déjà fii am na mbootaayu jigéen boo xam ne chaque dimanche soir dañuy set setal léegi seen mbootaay boobu cotisation yi ñuy def mun nañuy fexe ba bu matee dara ñu defar benn poubelle bu mag su ko defee sensibilisation boobu ñuy wax noonu fekk def nañ ko ba nga xamante ne ay gën a benn niveau bu nga xam ne citoyen bu dëkk ci gox bu ne boo jëlee benn kaasu café sax soo ko naanee ba mu jeex di nga am fulay téye ko ba dox ba gis benn dépositoire nga sànni ko fa waaw incha allah loolu moom dinañ ci taxaw bu léegi nag mënuñu jeexal aussi te sant nu parce que nit ku ne rek ka la jàppale parce que yàlla sa wax na ko ne la képp ku la jàppale ku ne boo ko santul waroo sant yàlla parce que yàlla dafa jaarale mbiram ci yow donc tey bokk na ci li ñuy def nii il faut ñu c'est pas pour personnaliser mais il faut ñu gërëm sant le maire de la commune de Bambey muy Gana Mbaye parce que dañu dëkk ci benn situation bu nga xam ne yow mii Ndiaye xam nga ni mu demee parce que yàgg nga fi dox yàgg ngay gëstu di génn seen i mbir ak seen i cri de cœur di ko wax ci biti donc occasion la bu nga xam ne cri de cœur yu bëri bu fajoo xel yu bëri bu dalee ka ko dalal ak ka ca participer ak commune ña ca bokk ñëpp dana leen gërëm sant leen donc tey à travers sama kàddu ak sa média bi dinaa jël santu képp ku nekk Daaru Salaam tey di fàkk dëgg di ko sant les autorités di ko tàmbalee ci monsieur le maire de la commune de Bambey ak toute cette commission bi nga xam ne ñoom la responsabilisé woon li jëm ci mbirum domaine bi ñu ñëwee def nañ fi liggéey bi for a liggéey il faut qu'on se dise la vérité liggéey bi ñu war a liggéey nañ ko ba mu set wecc mënuñu nag boo ñëwee di nga fi fekk ñëpp ça c'est impossible mais à 99% liggéey bi ñu fi waroon def liggéey nañ ko et honnêtement lañ ko def amul xàjj ak seel comme li Mbène sa wax sànq rek moom ba muy def commission ba sax bañ ko sikk moo tax mu def benn commission bu nga xamante nii daf ko jaxase ba nga xam ne du ay nitam rek dafa responsabiliser ay conseils municipaux yu nga xam ne par exemple bokkuñu sax moom ak jëmukaay pour rek que mu am benn transparence bi donc li nga xam ne moo ñu jaxase woon suñu xel ba benn borom kër mënta tukki yàgg ndax mënoo nekk fàkk dëkk amaguloo sama xel dalagul ngay tukki di yàgg fenn ñi fi nekkoon ay fukki at ak juróom am fi ay doom ba ñu sëy tey seen xel mun na dal parce que leer na leen ne tey bu ñu tëddee dinañ mën a nelaw parce que dinañ am kër te borom kër bu amul kër amul dara képp koo gis ci àdduna bu sañoon bu fiy jógee bàyyi ak njabootam dara amaa yàlla may la nga jënd ko amaa nga amee ko nii wala yàlla dogal ci jaaree ko seen loxo ñu may la donc ñun nekk nañ fii nekkin bu nga xam ne
ak souffrance yi fi nekk yëpp ñu degré de compréhension boobu ñoom am nañ ko ci ñun fekkuñu fi yàqaluñu kenn parce que mënoon na ñëw nag di defaraat yàq lu bari ba nu ñëwee bëri na da ngeen di jóg nit ñi wax dañ na tegg am degré de compréhension comprendre population bu nekk fii leneen li ci des nag mooy dañ leen di ñaan ñu eggale seen yéen yi muy gën a wax leen ne waa Fàkk dëkk yëpp seen xel dal na ñi fi dëkk ñëpp ak seen njaboot seen xel dal na ci ñoom ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk seen mën-mën yokk seen mandat yokk seen lépp parce que ki lay jàppale boo sañoon du wàcc suuf mukk leneen li ci des nag mooy dañu bëgg ñu xam ne cas Fàkk dëkk cas social la cas social mooy lan ku néew doole ba ñëw Fàkk dëkk ñu bëggoon su mënee nekk même frais de borne yi sax bu ñu ko mënee may ñu ko parce que ñu néew doole ñoo fi nekk su mënta ñàkk su fekkee ne mënuñoo ñàkk bañ a fay bu nit ñi fay 50 000 wala 100 000 ñun ñu ko defal benn somme symbolique somme bu nga xam ne ku dégg na Fàkk dëkk jox may nañ ko kër mu joxe somme boobu dinañ xaar ay la yéwén kooku presque dañ koo may parce que xam na ne liy jóge fii di dem ci maire bi pour defar dëkk bi la kon am na lu mënul ñàkk mais la mënta ñàkk na nekk lu nga xam ne képp ku ko dégg dina ne vraiment ñii lan waroon na defal waa Fàkk dëkk yëpp deselatul leen dara loolu lañ leen di ñaan di leen dimbali. beneen bi à travers la délégation bi nga xam ne ñëw nañ fii à commencer par Thiel ñu ngi leen di sant bu baax la gërëm gis nañ liggéey bi ñu fi liggéey ñoo ànd di liggéey. waral man xam naa ko liggéey naa ak yéen nekk naa ak yéen xam naa tànk yi ngeen taxawu maire et puis sans tricher ca ànd boobu rek mu am solo askan wi aussi bu ngeen fi ñëwee amu leen xaaj ak seel ñëpp ngeen di yemale donc continuer leen ci lancé boobu problème yi ñëpp nekk seen problème te loolu rek moo am solo. loolu à travers vous su ngeen demee ngeen waxal nu ko monsieur le maire bariwul matul sax 10 personnes matul sax 7 personnes donc ñooñu ñi nga xam ne xool nañ ñun suñu diggante ak yàlla xam ne ñun ak ñoom ñoo dëkk xëy na conditions yi leen fekke woon mënuñu leen a bind parce que am na ci nga xam ne par exemple dañ tàggoo ak seen sago le cas de Assou Touré am na benn paa bu nekk fii mooy paa bi for butéel yi moo fi njëkk man dëkk na fi plus de 10 ans donc kooku am na ay doxam képp xam na ne ñëpp xam na ne yelloo na kër mais conditions yi commission bi ñëwee këram fekkuñu ko fa fekkuñu fa yenn yu bëri yu nga xam ne critères yooyu ci yooyu lañu basé wu pour bind mënuñu ko woon a bind Assou Touré mais fàkk na fi dëkk pendant des années am na ay doom yu góor yelloo na kër xelam dafa tàggoog sagoom donc ñun ñi dëkk ak moom xam nañ ne yelloo na kër mais conditions yoo ko commission ba fekk mënu ko woon a bind ñu mel noonu la ñu bëgg bu ngeen demee ngeen jàppale ñu maire jàppale ñu ci ñooñu nu mu mën a def ci yërmande pour ñooñu am kër parce que yelloo nañ ko di leen sant di leen gërëm. pour mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di jiite ci nuyoo bu oustaz bi ñu fi fekk mu oustaz Diouf ak membre yi ñu fi fekk yëpp ñuy waa Tawfekh vraiment di rafetlu encore seen liggéey xel dalati na xel dalati na loolu laa mën a wax. ndax bu ñu fi monsieur le maire yebalee ñu ñëw fekk fi mbooloo mu toll nii je pense que suñu xel dina dal te dinañ am lu ñu nettale bu ñu demee parce que nag je pense que président de la république bu ñëwee ne clean day la woote au niveau national ñu def ko mois bii passé Bambey mën naa ne tey ñi jël pay ci la bokk ndax li tax mën nañu jël pay ci la bokk ndax président daf ne chaque samedi du premier de chaque premier mois ñun defe naa ne chaque dimanche boobu ba léegi ñu ngi def clean day kon loolu dafa doon loo xam ne ni tey je pense que Bambey mérité na jël premier au niveau national. monsieur le maire nag amoon yéene teew fi lool parce que je pense que bi Moussa Ndiaye di def bee passé ñëwoon na parce que da ko fi fekk mais tey nag mu am yitte yoo xam ne nii moom la nekk te yitte yooyu dafa nekkul lenn lu dul ci intérêt dëkk bi loo xam ne daf koy dox pour Bambey looloo tax amul mënu fi teew tey mais amoon na yéene teew fi. te Tawfekh doon ñoo xam ne nii tey monsieur le maire dafa leen teg fu kawe ndax seen jikko la ak seen melokaan ndax tey képp ku ngeen xam ne nii jege na monsieur le maire te dëkk Tawfekh doon na koo xam ne nii seen intérêt lay dox yéen te je pense que Idami dina ma jël témoin Sa Diouf dina ma jël témoin Baye Mbaye mi dina ma jël témoin Khady Mara noonu ak ñeneen Ami Fall ñoom ñëpp ñoom bu ñu fa ñëwee lépp lu ñuy wax ci seen intérêt lay doon mosuma gis kenn ku fa ñëw di wax intérêt boppam. bu ñëwee toog ak monsieur le maire intérêt waa Tawfekh lañ leen di waxal seen lotissement ak leneen ndox courant kon loolu nag tey dafa doon loo xam ne ni ñun su ñëw fii dafa di ciy sawar liñ ciy sawaree mooy da ngeen a doon ñoo xam ne da ngeen a ànd booloo dynamique te loolu dafa doon loo xam ne dafa am solo ci dëkkuwaay kon tey bu ngeen ñëwee tey wootee manifestation bu toll nii muy setal day doon loo xam ne nii xelu waa dëkk bi na ci dal xelu ki nga xam ne moo jiite dëkk bi muy premier magistrat de la commune muy monsieur le maire Gana Mbaye xelam dina ci dal
ndax nag set moo yor réew set mën naa ne mooy base du développement réew ndax boo setee moo lay éviter ay maladies te ku feebarut dëkk booba bu nit ñi wëree développement dina mën a am ndax nit ñi dinañ liggéey ci seen sago développement am kon mën naa ne set ak éducation ñooy pilier ñooy base du développement réew ñoo yor réew. kon lii ngeen def nii dafa doon loo xam ne tey président Macky Sall dina ci kontaan premier ministre yi dinañ ci kontaan monsieur le maire dina ci kontaan monsieur le préfet du département dina ci kontaan kon dañ leen di ñaax continuité bii ngeen def lii ngeen def nii mu doon continuité mu doon suivi parce que comme Ndiaye ni mu ko waxee sànq nii waruloo setal ba pare di taxalaat. comme ni mu ko defee ni ñu ko defee ci place ni mu ko wane exemple léegi ci place gi Moussa Ndiaye wax ci Idda wax ci ñeneen ak ñeneen wax ci kon tey dafa doon loo xam ne ni da ngeen ko war a def suivi def ko sacerdoce mu doon loo xam ne tey chaque jour da ngeen a war a dëkk ci set dëkk ci setal ndax seen doom yi mën a wër ngeen mën a wër ndax seen wër ci la développement Bambey sukkandiku te bu Bambey développé région de Diourbel développé bu région de Diourbel développé mu wër Sénégal kon ñëpp bu ñu defee nii rek je pense que monsieur le président de la république li nga xam ne moom la bëgg ci Sénégal dina ko am mooy ñëpp set te buñ setee ñëpp dinañ wër bu ñëpp wëree développement réew mi mën a nekk kon ñu ngi leen di gërëm encore une fois di wax ne monsieur le maire xelam dal na ci yónni bii mu ñu yónni bu ñu demee dinañ ko nettali li ñu fi gis te boobaa bu ñu ko nettalee je pense que xelam dina gën a dal ndax yéen waa Tawfekh kat am nañ yaakaar ci yéen waa Tawfekh li président de la république mu son excellence monsieur Macky Sall woote yéen a ngi ci yéen waa Darou Salaam kon waa Darou Salaam di leen di gërëm di leen sant di leen vraiment di leen jox seen waa quoi te xam ne lii kat lu rafet la lii kat vraiment kenn amul fayam. tax ngeen xam ne ñi ngeen xam ne moom ngeen délégué comme ni ma ko waxee encore une fois vraiment seen i soxla lañ fay dox seen i soxla la ñuy dox ci mairie ba seen yéen lañ fa nekkal lépp lu nga xam ne intérêt waa Darou Salaam la ñu ngi ci. problème lotissement yi nag wax nañ ko fi sànq lotissement yi je pense que bientôt dafay doon loo xam ne nii dañ ko suñu ginnaaw lay nekk ndax je pense que ñu ngi ci dernière phase bi. le attribution terrain yi rek moo ci des def nañ recensement yi def lépp ba bërki dem ñu leen di laaj seen carte d'identité yi ñi nga xam ne yéen lañu recensé kon je pense que attribution terrain yi rek moo ci def bu soobee yàlla ñi nga xam ne ñëpp recensé nañ leen dinañ am terrain bu soobee yàlla bu dee kantaan nag li Idda wax pour affaire frais de bornage yi loolu nag c'est le conseil municipal qui en décidera moom mooy décider frais de bornage yi ndax dañu koy wàññil waa Darou Salaam wala duñu ko wàññi loolu moom c'est pas le maire qui va décider ça parce que je pense que conseil municipal bi rek moom mën ne lii la ñuy def ci lool wala duñ ko ca def kon loolu je pense que li ñuy war mooy ñun ñi ngeen yónni ñun ñi fi ko fekkee ñu àggale loolu monsieur le maire mu soumettre ko conseil municipal bi ñoom ñooy décider li nga xam ne moo ci war kon encore une fois Ndiaye ñu ngi leen di remercier ñu ngi remercier télé bi di ñaanal yàlla ëllëg mu doon vraiment télé boo xam ne dañ koy suivre au niveau national et pourquoi pas international parce que sa liggéey rafet na yaa ngi wane lépp loo xam ne nii tey ñu ngi koy def Bambey ñu koy suivre au niveau national di ko suivre au niveau international parce que récemment rek la ma sama benn xarit sama doomu bàjjen woo muy Assane Kébé bi nekk Argentine vraiment di ne ma gis naa la ci télé Ndiaye bi kon loolu dafa wane ne yow ñu ngi lay suivre partout au niveau national et partout au niveau international kon loolu dafa doon loo xam ne lu rafet la ñu ngi leen di gërëm encore une fois yéen waa Darou Salaam di leen wax ne nii la da ngeen di bokk ndey bokk baay liggéey pour seen développement gox mais liggéey pour seen développement réew te yéen a ngi ci encore une fois ñu ngi leen di remercier te xam ne monsieur le maire kontaan na ci yéen ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh